ñu ngi ci weeru juillet mu doon jamono boo xam ni ci wàlluk mbayuk ceeb doon na ci jamono boo xam ni bu am solo rawatina nag mu di ci contre saison chaude ñu gis ne nag fi nga xamee moo di ci vallée bu fleuve Sénégal gis na ni nag jamono boobu dafay xumb lool ci biir tool yi ndax nag di ngay dégg moissonneuse batteuse yi ak batteuse assi yi ak tamit tracteurs yi ñuy yëngu bu baax. ci nag dëkkaan bi nga xamee ni moo di Bow moom nga xamee ni dafa nekk ci commune bu Wuro Sidi nekk nag ci digganteem ak Matam lu tolloog fanweeri kilomètre ñi nag nga xamee ni ñoo di baykat yi ñoom dañuy yëngu gu am solo ngir rek mën a jublu ci li nga xamee ni rek moom moo jëm ci wàllug récolte yi nga xamee ni moom la ñu war a amal ci campagne bi nga xamee ni dooroon na ci weeru mars bi nga xamee ni moom la ñu génn. 17 mars la ñu def mise en eau léegi ñu commencé semis bi le 20. Le 20 la ñu commencé léegi ñu ngi commencé récolter depuis le premier waaw am na kenn ku njëkk a récolter le premier la commencé encore ñu ngi nii ñu ngi dérouler récolte bi petit à petit léegi day dem d'ici normalement d'ici 2 semaines war na jeex d'ici 2 semaines récolte bi war na jeex. ci année bi bëgg nañu bay bu ñu amee vraiment mu bëgg nañu bay ñaari saison yi parce que paysan bu bayul ñaari saison yi du ci gis boppam vraiment ñaan nañu après ñu bay ñaari saison yi yëpp par kii nawet ak saison chaude. ci périmètre agricole bi li nga xamee ni moom la ñuy bay nii bu fekkee ni mbir mi dox na ndaw yi nga xamee ni dañ leen duppee entrepreneur agricole ñoom nag ñoo ci dugal seen loxo te nag xam ngeen ni état bu Sénégal daf leen ci jàppale bu baax. yàggul noonu jot nañu benn moto faucheuse bu ndimbal état bi bu ñëwee suñu loxo léegi moto faucheuse bu mu ñëwee day dimbal baykat bi pour góob bi gën a gaaw comme ni ngeen ko xamee ci période nawet lañ nekk bu tawee oto yu mag yi mënuñu dugg pour récolter mais moto faucheuse même bu tawee boo toogee benn fan rek boo ñëwee mun nga góob facilement te góob bi day gaaw parce que mun nga góob 3 hectares avoir 3 hectares par jour bu fekkee ne nit ki ko yor dafa gaaw ak am na ku koy remplacer ci moto faucheuse bi te du consommer carburant bu bëri parce que 2 litres gasoil rek lay jël te boo ci defee 2 litres gasoil mun nga góob ba sonn. ci lu tolloo 43 000 hectares ci wàllug ceeb moom la ñu bay ci fii ci vallée bu fleuve Sénégal waaye nag li waral baykat yi ànd ak njàmbarte waaye tamit fexe ba am lool nga xamee ni moom moo di mbay moomu état bu Sénégal nag moo ci dugal loxoom bare ci nag ay pexe yi nga xamee ni def na ko ngir nag mën a faagaagal lii di janax yi waaye tamit lu jëm ci wàllug picc yi ak tamit yeneen i problème yi nga xamee ni gis nañ ko ci wàllug financement wu campagne bi. kon saison chaude bi nga xamee ne mu ngi waaj a jeex donc dafa mel ni bay nañ ci vallée bi yëpp lu ko dalee Dagana ba àgg Bakel donc lu tolloog presque 43 500 hectares 43 500 hectares ci biir 43 500 hectares yooyu mën nañu wax ne 42 700 yi yëpp ak ceeb la donc bu ñu ko méngalee ak li ñu bayoon daaw donc mën nañu wax ne am na quand même lu ci wàcc loolu nag lu ko waral mooy jafe-jafe yi nga xamee ne baykat yi jànkonte woon nañ ko daaw donc mun naa wax ni donc 43 700 hectares bu ñu ko bayee loolu am solo la lu bari la loolu nag jafe-jafe yi ñu amoon daaw bu nekkee am nañu performance bu toll nii am na lu ko waral benn bu ci njëkk mooy donc appui bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall moo ko jagleel baykat yi lu tolloog 2 milliards yi nga xam ne jagleel la leen ko donc pour dàmp leen ci jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañ ko xaalis boobu bu ñu ko jotee jàppale na leen donc pour mun a sóobuwaat ci campagne saison chaude bi jàppale ne aussi CNCA ba nga xam ne CNCA injecté na presque lu toll nag lu ëpp 7 milliards ci saison chaude bi donc en may baykat yi li ñuy tuddee donc ay moratoire beneen aussi li nga xam ne def nañ ko pour jàppale baykat yi pour ñu mën a bay bu baax ci saison chaude bi mooy donc programme bi nga xam ne def nañ ko lu jëm ci xeex raay yi donc xeex nañ leen xeex bu metti sax parce que xam nañ ne daaw yàq nañ fi ay superficie ay junni superficie donc ñu xeex leen xeex bu rafet ànd ci donc ak ministère agriculture donc ak direction bi ñu tuddee donc direction de la protection des végétaux donc yàlla defal ñu vraiment campagne bi def nañ ko ba mu jeex nga xam ne gisuñu fi benn yoon donc ay problème wu raa loolu donc lu am solo la donc xam naa ne moom ñett fànn yooyu moom bokk na ci li nga xam ne jàppale na baykat yi ci biir loolu aussi li ñu gis mooy vraiment commencé nañu góob
góob bi ñu commencé góob wax dëgg yàlla résultats yi commencé génn macha allah yàlla vraiment mu continuer noonu parce que gis nañ fi ay ñi nga xamee ne génne nañu ay 7 tonnes 8 tonnes à l'hectare loolu gën nañ ko gis trop moo tax nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp génne lu toll noonu moo tax ñuy xeex aussi picc yi bu baax a baax yàlla def na ne CACL donc lëkkaloo nañu ak moom donc am seen i avion commencé woon nañu traité démb sax def nañu réunion évaluation ci biir traitement yooyu am nay jafe-jafe yi ci am donc am beneen stratégie bi nga xam ne tëgg nañ ko donc ak baykat yi pour xool donc nan la ñuy mën a xeexee donc picc yi bu baax a baax ci biir loolu nag ci ndigalu ministère agriculture SAED dana génne ay moyens yu am solo pour donc jënd produit utiliser drones yi louer ay drones donc ñu mun def donc des traitements chirurgicaux nga xam ne donc fii picc yi nekk foofu lañ leen di fekk faagaagal leen donc pour mun vraiment préserver récolte bi. ci wàllu campagne contre saison chaude bu 2021 union bu Déby Tiguette nga xamee ni dañ fi bay 1000 hectares ci wàllu contre saison bu nekk mu jëm ci wàllu hivernal ak chaude gis nañ ni nag foofu moom boo fa ñëwee da ngay yéemu ci li nga xamee ni rek moom moo di njàmbaarte baykat yooyu nga xamee ni ñoom ñu njëkk ci respecté calendrier cultural ñoom dañ koy def waaye tamit lu jëm tamit ci wàllu fay ay bor crédit agricole ñoom doon nañ ci ñoo xam ne ñu ci am ay ndam yu am solo rawatina nag li nga xamee ni moom moo di bayuk ñaari yoon yi ñoom dañ koy respecté bu baax. léegi campagne bi mooy campagne contre saison daal di boucler quoi ndaxte fi mu toll nii gis ngeen machine ngóob yi ñu ngi fi daanaka dajeeg machine tracteur yi ci biir terrain bi bii ma ngi jeex macha allah bii ñoo ngi koy waaj a tàmbali mooy offset bi. yàlla nag ci kàttanam dogal na casier bi comme ni nga ko xamee union Déby Tiguette ma ngi cultivé 984 hectares virgule 2 mu composé 9 sections villageoises yi ko seq ci ñaari dëkk yi muy Déby et Tiguette yàlla dogal na nag fi mu toll nii noo ngi ci phase remboursement crédit LBA fi mu toll nii macha allah section yëpp fay nañ seen bor wax dëgg yàlla à 100% yàlla sama borom dogal na rendement bi baax na lool parcelle bu ci nekk hectare bu ci nekk génne na 100% fay nañ suñu crédit yéen ngay gis lii ci nit ci gannaaw tabaarkalla xam ngeen ne du ñaari dëkk population yi rek ndax fu ne tabaarkalla nit jóge na fa ñëw pour daan si dooleem ànd ak ñun ci wàllu liggéey bi yàlla dogal na nag comme ni ko président de la république son excellence monsieur Macky Sall santaane ñu ko ciy gërëm di ko ci remercier muy lan l'autosuffisance en riz di ci gërëm monsieur le ministre de l' agriculture muy monsieur Balde di ci gërëm directeur général Aboubacarine Sow mi nga xamante ni yàlla dogal na tey moo jiite SAED di ci gërëmet encore directrice madame Ndoye mi nga xamante ni yàlla dogal na tey ñëwoon na seet si ñu ànd ak ci ñun liggéey baa ngi nii lii mooy Sénégal kenn ku ci nekk ci ñun daal bu defee la ko war franchement réew mi dana mën dem ca kanam nun Déby Tiguette li nga xamante ni moo doon suñu wareef mooy lebi woon nañu bor ca banque bi def nañu ko ci tool yi jeex na ñoo ngi nii di préparé waat campagne incha allahu taala. Déby Tiguette histoire bu rëy la parce que Déby Tiguette casier bu toll ak 1000 hectares la mi nga xam ne avec la coopération japonaise lañ ko aménagé woon yàgg na ëpp na léegi ñaar fukki at wax dëgg yàlla Déby Tiguette li ñu fa gis mooy li nga xam ne moom le président Macky Sall bëgg président nee na dafa bëgg souveraineté alimentaire donc nañuy bay lu doy li nga xam ne Sénégal lu muy lekk yëpp ndax ñu mën ko bay buur boobaa nag moom nee na maîtrise de l'eau lu ci am solo la bu ñu déggee nag maîtrise de l'eau mooy que ne bi nga xam ne di nga mën a bay 12 mois sur 12 Déby nag yàlla def na ne 12 at bi yëpp dañ koy bay bu ñu bayee hivernage ba hivernage bi jeex saison sèche chaude bi dañ koy dugal mosuñu toog bay ñu seen 1000 hectares yi ñaari yoon ñoom nag rek ñoom ñoo ko fiy def ci li ñu gis ci biir vallée du fleuve Sénégal moo tax ñu nekk royuwaay alors loolu nag lu rafet la ba pare di ci génne ay résultats yu rafet a rafet double culture avec des rendements records ba pare en même temps di rembourser CNCA comme ni mu waree saison sèche chaude bi nga xam ne pare nañ ko ñoom récolté nañ ba pare ba fi mu nekk ñu ngi bay pour dugg ci hivernage bi remboursé nañu presque à 90% loolu guddeel la kenn mosu ko gis moo tax ma ne ay royuwaay lay moo tax Déby daal dañ ko war a jël mu jàngal nit ñi ñoom nan la ñuy def ba mun def liggéey bu rafet bi ñuy def ci biir vallée bi yaakaar naa ne bu ñëpp defoon nii ci aménagement public yi foog naa ne autosuffisance bi passé nañ ko yàgg na moo tax nag ma ci profito wax dëgg yàlla di leen ñaanal di jaajëfal bu baax di féliciter vraiment Cheikh Kane le président union féliciter aussi section villageoise yëpp féliciter baykat yi nekk Déby. casier la boo xam ni bu am solo lool ci njàmbaaram ba tax na sax ñii di banque bi rafetlu nañu bu baax liggéey bi nga xamee ni ñoom ñu ngi koy am ak ñoom seq ko ci fii ci vallée bi. depuis plus de 5 ans Déby boo xoolee ci vallée du fleuve Sénégal nga jël Bakel ba Saint-Louis aujourd'hui c'est le seul casier depuis plus de 5 ans qui enchaîne les deux campagnes contre saison chaude ak hivernage. Pour presque 1000 hectares au niveau de l'hivernage, mais également 1000 hectares au niveau de la contre-saison chaude. Donc nous, presque casier bépp la ñuy exploité. Plus maintenant les privés qui gravitent
aux alentours du casier boo xoolee ñun suñu chiffre rek boo xoolee ñaari campagne bu nekk c'est presque 500 millions donc c'est 1 milliard de francs CFA que nous injectons au niveau du casier. Mais chaque année aussi le constat et ce qui est heureux mooy c'est des taux de remboursement qui avoisinent les 100%. Donc depuis plus de 5 ans gis nañ ne débit ticket chaque année ñoom dañuy rembourser à temps moo tax li nga wax léegi au moment où ñu ngi récolter ñoom seen secret mooy ils n'attendent pas duñ toog di xaar buñ récolter rek am na ay agroindustriels yoo xamante ne effectivement mooy ñu naan les riziers ñoom la ñuy agréé ñoom dañuy jël tout le stock envoyé ko au niveau du rizier parce que nous avons ce qu'on appelle un système de contractualisation entre le producteur et l'agroindustriel. Bu demee rek nous on constate que effectivement ils ont remboursé et très rapidement dañu mën a enchaîner ci beneen campagne. Donc au moment où yeneen producteurs yi fois dañu toog di spéculer di xaar prix bu gën a kawe loolu déjà des fois da leen di tardel sur le remboursement ñoom duñ xaar très rapidement buñ paree rek gis nga moo tax li nga wax léegi ils ont commencé à récolter et au même moment ñoo ngi offseté c'est-à-dire ñoo ngi def les travaux champêtres pour mën a enchaîner la campagne hivernale. Donc au moment où ñeneen ñi am ay difficultés ci hivernage bi depuis maintenant 10 ans si tu veux débuté ngeen ñoom ils n'ont pas ce problème moo tax hivernage bi man en tant que banquier su may xaw a réticent pour financer yeneen casiers yi début man dama leen encourager pour ñu dem hivernage parce que j'ai vu que ils ont compris ils ont compris la leçon et je pense que aujourd'hui même yeneen casiers yëpp début wala leen a servi d'exemple. dañuy dellu ci Cheikh Kane ngir nag mën a comprendre ban pexe la ñi nga xamee ni ñoom ñoo di waa union bu débit ticket di amal ci wàlluk mbay ba am ci yi ndam. mbaykat laa du ma fonctionnaire awma leen lu mbay samay doom seen njàng samay seen pàcc ci man lañu ko yaakaar da nga war a def li nga war a def ci jamono bi nga xamante ni si moom nga ko war a def toujours moom laa gëm baykat warul toog di xaar njëg baykat rendement moo lay mën a génne tey ci jafe-jafe yi nga xamante ni am na tey ci adduna bi te jógewul ci état jógewul ci leneen yàlla moo indi ay mbiram Covid 19 a nga fi leneen ak yeneen yëpp a nga fi tey lan loonu war mooy ñafe dugg ci biir tool yi liggéey boo liggéeyee ñax yu bon yu ñuy wax yëpp da nga mën a xeex ak moom fu ñax waroon a nekk ceeb sax fa boo fa ceex safee yàlla dana la defal rendement te boo rendement amee da nga mën a jafe-jafe lépp la am ci adduna da nga ko mën a dékku man daal fi mu toll nii pour nga mën assurer ñaari campagne moom laay wax toujours gis nga nit bu dee jullit nga fas yéene julli tisbaar bëgg a julli tàkkusaan te benn tubay nga am da nga koy préparer à temps la ma ci jublu mooy benn casier lu nu am di ko bay noor di ko bay nawet te ci lu nekk dafa am waxtu mun loo toog di xaar ci jamono lu nekk da nga ko war a def ci jamono ba nga ko war a def bu fay jotee demal nga fay say bor bu liggéey jotee demal nga liggéey loolu moo la mën a génne tey ci jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci jamono. Thiago nekk nag ci commune bu Mbane ndaw yi nga xamee ni ñoom dañuy liggéey dañuy ànd ak seen i ay waajur ngir nag mën a sóobu bu baax ci fii nga xamee ni moom la ñuy bay ceeb te nag yàggul waa PEGIR 2 ñoom ñoo leen ci jàppale waaye nag ñu nemmeeku ni da ciy am ay yenn jafe-jafe yu ñuy am ci wàllu mbay bi surtout nag ci nawet bi nga xamee ni ñoom gis nañ ni seen i ay moissonneuse batteuse yu am ay roue pneu la ñuy utiliser. maa ngi si ànd ak président union bi mu ngi tuddee Yamar Diop ñun ñu ñëpp mën na ne ay ndaw lañu yu ñëw fii xëy na demoon jàngi xëy na xaw a rate tuuti dellu si fii di bay muy président nu jaar si ay tànkam mu jiite union bi union Thiago nag dafa regroupé ay section regroupé na lu mat 6 sections si biir section yet dafa am ay villages yoo nga xameen si ñoom la si village yooyu la section yi bokk mën na ni man 10 villages am na ko ba village bu gën a mag bi nag Thiago la moo tax union bi tudde Thiago am na village Témey am na village yu Ñaari am na village yu Médina am na Samsam am na Ndumbaleen am na Njaak Fall am na ba Paate Bàjju xam yooyu yëpp fii daal ci surface bi fii la ñuy daane doole ko nga xam ne si daal defoo beneen métier bu dul mbay rek fi nga nekk suñu superficie yi ñu ngi toll si 470 hectares moom la ñu am ba nga xamante si moom la ñu exploité di si def double culture di si bay noor di si bay nawet di si bay encore par maraîchage foofu daal fii si Thiago loolu moo fi suñu activité si mbay mi di gërëm récolté bi fi mu toll nii noo ngi si presque si jeexalit mën na ni récolté nañu à 70%. tey jii da nga waroon fekk tey noo toll sax ak 80% ndax tey préparé woon nañu machines yi si gannaaw yëpp fa la ñu waroon xëy pour àggale tool yi d'ici 2 jours mais dafa taw moo tax nga ñëw dugg ceeb bi xaw a tooy nu génn taxaw fii si kaw 30% daal mën nañu wax moo des si récolté contre saison chaude bii nu nekk mu di 2021.
producteur yu waa Guédé chantier ñoom moom am nañu wërsëg ndax ñoom ay moissonneuse chenille la ñuy utiliser moom nag moom gën a mën a dugg ci biir tool yi ngir def liggéey bi nga xamee ni moom la war a def loolu nag day indi rendement bu am solo waaye tamit di mën a permettre baykat yi ñu mën a enchaîner ci campagne bu bees. am nañu 595 hectares virgule 12 300 riziculture 295 virgule 12 polyculture mais ñun fu ñu nekk ci union Guédé chantier saison yi yëpp la ñu béy kon saison froide saison chaude ak hivernage. union yi ñu ngi am 21 GIE am na 4 villages comparé de 2 communes la commune de Guédé chantier et la commune de Guédé village 12 ci Guédé chantier la ñu nekk 4 yi ci 8 yi ci commune Guédé village la ñu nekk mu nekk ñaari commune la fii léegi ci campagne bi 162 hectares lañ def ceeb. mais lu ñu gis ci commencement bi on a eu 120 sacs à l'hectare pour ce qui ñu commencé gis te am na comparaison bu ñu def batteuse bi lu mu yore ak batteuse à main bi c'est un peu différent puisque gis nañu fale bu ñu defee récolte bi presque ay 75% la jam mais batteuse bi mu ngi dem ba 120% loolu aussi duñu gis avantage la batteuse bi nag gouvernement moo ko indi jokkee ko union Guédé chantier classe moo ko indi mais don la te bu ñu ñëwee agsi ci sama loxo dama ñëw toog ak sama bureau union ak sayet ñu toog waxtaan ci moo jokkee sama xalaat na jigéen yi gérer moissonneuse batteuse yi puisque avant am nañu fii ay tracteur mais ñu gis lu ñu doon gérer dafa am ay jafe-jafe c'est la première fois nag ñu def test jokk ay jigéen di gérer matériel agricole. bu mbooloom lépp toogee dëkk bi bari na ay jigéen ñu tànnale yéen ñett ñu ne leen gérer leen machine bi seen loxo lañ leen teg ngeen gérer ko kon da ngay toppatoo da ngay teel a yeew nga def li nga war a def bu machine bi xëyee nga xëy bu machine bi laajee gasoil nga dem jënd sa gasoil indi teg nga toog ba pare nga jël li nga war a am nga yóbbu. wàllug mbayu campagne contre saison chaude 2021 bu nu fekkee ni dem nañu nag fi nga xamee ni moom moo di ci Ndulo Madji Dembe 5 ca Matam foofu moom ñii di producteurs yi ñoom li nga xamee ni rek bay nañ ko ci seen ay aménagement yi sayet jàppale leen doon na loo xam ni lu am solo lool waaye nag ñuy ñaax seen ay doom yi nga xamee ni ñoo nekk ca Ndakaaru ñu ñëw ngir jàppale si leen. GIE Dembe 5 mo ngannduɗaa ene renndini capanɗe 4 e njoyo neɗɗo renndi ɗum woni remooɓe ɗo. GIE Dembe 5 boo xamante ni mu ngi dajale 45 producteurs mu ngi remercier Sayed ci jàppale bi muy jàppale baykat yi def nañ ay jéego yu am solo ndax loolu fu ñu doon am 50 sacs tey mën nañ fa am 100 sacs loolu tax na ñu mën ci génne lu ñuy dundee jaay li des ren jox nañu ay machine boo xamante ni pour góob la te loolu jàppale nañu bu baax a baax jox nañu tamit ay magasin fu ñu mën a denc suñu production tamit maa ngi woo xale yi dem ci bateau yi wala ñii dem di siire ñu ñëwaat ci mbay mi tey nga bay sa benn parcelle nga góob jaay faj say soxla moo gën ngay dem di taxawaalu pour siire ay daal. e artirde ɓiɓɓe fuurankoɓe e wattude ɗannaade tawa kadi ko ɗanngal remde daña au lieu que jaha paya Dakar mbaɗoya siras walla jalta aɗa yaha e laaɗe kalasten e geɗe mbaɗe noon mbawa arde ɗannoɗa ɗo coña maaro ma jeeya kumtira haajuji ma. mu mel naka ren ji ci wàllu campagne contre saison chaude 2021 bi mbay mi nag dina nekk mbay mu am solo ñu am ci yaakaar lool ndax nag gis nañ ni lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu waajal ñi nga xamee ñoo di producteurs yi taxaw nañ si waaye nag mu war a am nag yenn jafe-jafe yu nu war a yëkkati. bëgg nañu jàppale nu ci wàllu yoon bi comme ni nga xamante ni mel naka intrant bi war a mën a dugg à temps production bi mën a génn à temps. wax dëgg yàlla loolu daal franchement soxla nañ ci ndimbalu état bi lool te noo ngi ji yaakaar président Macky Sall. bi xam nañ ne fi mu nekk dafa ruxe bu baax a baax waaye yaakaar naa ne état bi le président Macky Sall jël na ci ay motukaay déjà boucle du riz dégg ngeen ko boucle du riz am na benn tëli bu war a jógee donc Ross Béthio jaar côté Mbundum ñu war ko donc defar tëli bu ñuul mu génn jee donc presque Rosso Sénégal loolu boobu bu ñu ko defaree bu ci yàlla àndee dafay ànd ak aussi ay pistes yi nga xam ne dañuy jógee
ci dorsal boobu jëm donc ci biir dëkk yi bu yaakaar naa ne loolu moom bu ñu ko réaliser bu ci yàlla andee dëkk yu nekk ci biir waalo bi yëpp waalo barak bi danañu donc dañu désenclavé loolu moom yàggatul programme boobu mu ngi nekk en cours. beneen programme aussi bi nga xamee ne am na di programme santaane président bi mu defee conseil présidentiel donc à Matam wane na ne SAED nañ ko dooleel SAED na gën a yokk donc mbay mi ci biir loolu xam nañ ne débit suuf si mu am tuuti na donc il faut ñu xool nan la ñuy yokkee def ay superficie yu bari parce que xam naa ne waa débit loo leen yokkal bu boobaa donc ñu utiliser ko donc nu mu waree. dañu bëgg suñu pompage bi ñu def ko énergie solaire loolu mooy urgent. deuxièmement kivet bi dañ ko réhabilité en 1994 dañ bëgg SAED ñu jàppale ak gouvernement bi ñu defaat beneen aménagement pour ñu mun yokk suuf bi. mbayum ceeb ci vallée du fleuve Sénégal foog naa foofu la njëkkee bi ñuy wax gakko sax lañ ko tuddee boobu dañ doon bay ak chinois yi wala di bay sax pour yóbbul ko militaires yi nga xam ne ñoo doon xeex donc boobu ci guerre mondiale xam nga loolu yàgg na donc ñu am expérience la si mbayum ceeb ba pare Guédé Chantier dëkk bi nga xamee ne du dëkk bi nga xamee ne ay nit ñoo jógee feneen ñoo ñu indi leen foofu pour ñu bay essentiellement moo tax suuf amuñu ko lu bari fi mu nekk nii boo leen bëggee defal extension amuñu fenn fu ñu la mën a won fi nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñu mun leen defal extension moo waral nag ñoom il faut que ñuy bay bu intense donc ci seen 300 hectares yooyu ñu am te loolu xam nañ ko ci xam nañ leen ay baykat yu baax ci lu jëm ci ceeb la ay baykat aussi tamaate la ñu tamaate ku mun bay tamaate defe naa waa Guédé ñoom ñoo la ko dàq donc ñu ngi liggéey ci loolu bu baax a baax ñu ngi bay noor di bay nawet di bay aussi donc di bay tamaate ak soble alors problème bu ñu am mooy courant station de pompage bi courant bi Sénélec bi ci loolu aussi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax président Macky Sall jël ci dogal bu am solo mooy supprimer tout ce qui est prime fixe loolu déjà dana wàññi facture courant yi ñu ngi liggéey aussi ci pour utiliser naaj bi station de pompage yi nekk ci biir vallée du fleuve Sénégal yëpp dañu leen bëgg a solariser donc ñuy utiliser naaj nga xam ne bëccëg moom duñu utiliser courant Sénélec courant naaj bi la ñuy utiliser loolu yaakaar naa bu ñu tëggee programme boobu ba def ko rek foog naa ne facture yi dana wàññeeku bu baax te bu boobaa baykat yi dinañ ci gis seen i bopp te loolu ñu ngi ciy liggéey. bu ñu mënoon ñu defaral ñu kii bi canaux yi vraiment aussi on est preneur bëgg nañ ko bëgg ñu réflexionner ko pour xam nga ku wax vraiment tool wax canal boo paree ndox rek il faut nga wax canal pour mu àgg si tool bi bu ñu amee loolu vraiment instant yi canal moderne yi ak vraiment kii motopompe. à Bow am na aménagement bi fa nekk bi nga xam ne ñu ngi ko defoon avec agence française de développement dans les années 2000 mu ngi bay ba léegi peut-être boobu moom la ñuy wax motopompe yi xam nañu sonn mais bu dul loolu aussi Bow actuellement ñu ngi fay aménager 400 hectares yu bees avec agence française de développement yaakaar naa ne peut-être fii ak quelques weer aménagement bu dana jeex ñu am aussi 400 hectares yi nga xam ne dafay dooleeku ci ñoom. bon bu dul loolu président Macky Sall bi mu defee conseil présidentiel ba def aussi conseil des ministres bi mu def décentralisé donc au niveau de Matam wax na ñu tëggal Matam programme spécial boobu ci lan la jëm d'abord réflexion aménagement li nga xamee ne aménager foofu nañ ko yëpp nañu fexe li nga xam ne mu ngi ciy sooxe ñu defaraat ko ñu mën ko di ko bay ba pare yaatal mbay mi c'est-à-dire yokk ay superficie ñu war a aménager ba pare yi nga xamee ne ñii ay problème GMP la ñu am ci yàlla àndee aussi programme spécial dana am donc pour GMP yooyu plus aussi du matériel agricole pour mun ko ci def ay magasin ak lépp lu mu war a mun a àndal pour donc mun intensifier en tout cas liggéey SAED donc ci biir région de Matam loolu ñu ngi ciy liggéey du yàgg document boobu bu pare ñu mun ko jébbal ministère agriculture discuter ak baykat yi valider ko mun ko jox président Macky Sall bu boobaa donc ñu jox moyens yi ñi ñu ko war a jox ñu liggéey ko nu mu waree ba pare baykat yi aussi ñoom it def ci seen waar. juillet doon weer boo xam ni day wuteeg lool yeneen weer ci wàllu baykat yi ndax nag fii ci vallée bu fleuve Sénégal day tombeek mu nekk jamono ji nga xamee ni dañu war a nag góob ceeb bi nga xamee ni moom la ñu bay ci contre saison chaude 2021 ñu jàpp nag ni incha allah daanu am nag ay rendement yu am solo ci wàllu périmètre yi nga xamee ni bay nañ fa ceeb te loolu nag li ko waral rek moo di nguuru Sénégal jàppale gi nga xamee ni jàppale naka baykat yi mu doon nag loo xam ni lu am solo lool ndax nag gën na leen a jox ko fulla ak fayda ba nga xamee ni soobu nañu ci double culture bi nga xamee ni lañ ci am ci ay résultats jàpp nañ ci ni dina battre record yi nga xamee ni moom la ñu mosula am ci vallée bu fleuve Sénégal